mbégte amati kontante bu bëri bëri dellusiwaat ak yéen ci seen émission xeltu gannaaw bi nu sante borom bi julli ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam du nuy gërëm suñu ay waajur yàlla mi nga xam ne nag moo nu may kattan may nu wér ba ñu ànd ak yéen lu toll ci juróom-ñetti fukki numéro toll ci at ak juróom benn weer émission xeltu di dox ci doxin boo xam ni mi ngi maanaam yéem askanu réewu Mauritanie ak bitim réew waaye tamit di def liggéey boo xam ni liggéey boo am solo la ak équipe technique bi nga xam ne ñoo ànd ak ñun ndax 80e numéro ci émission boo xam ni macha allah mosul taxaw dafay nekk mbégte ak kontante ci Babacar Nam waaye comme ni ma koy waxee saa su nekk Babacar Nam mënul egg ci fii te du technicien ñoom ñoo fa egg ndaxte damay wax saa su nekk que télévision dañuy am en tendance di wax ni journaliste bi il est meilleur il est bien il est ceci il est cela mais le journaliste il est bon et il n'a pas de bon technicien journaliste boobu du xarañ du mën a dem fenn ba tax na dañuy gërëm ci 80e numéro émission xeltu ñu sant ci gërëm ci delloo ci njukkal suñu ay technicien ci seen kaw bopp suñu ko waxee Mauritanie yëpp daan ko xam parce que fu ma romb ñu ni ma ana le génie et c'est vrai c'est le génie c'est le meilleur c'est l'incontournable et l'infatigable Racine Wane ñu koy gërëm di ko sant ci disponibilité bi nga xam ne am na ko waaye sunu weesoo loolu duñ ci gërëm teg ci ki nga xam ni mooy kii nga xam ni mën nañu wax ni magum kër la ndaxte moom ak xale yi boot leen uuf leen ànd ak ñoom te dara yàquwul muy Ndiaga Fall Ndiaga di def liggéey bu am solo ci wàllu son bi ndax ingénieur la ci wàllu son ànd ci ak rabaax bi nga xam ni rakkam la mu koy wéttali di ko gunge waaye sunu weesoo loolu du ñuy gërëm nag sunu rakku bopp ndaxte moom moo may wax ni ma ba kenn laal ma xam moom mooy Tafa Dia di ko xam ni lépp lu leer lépp lu rafet ci image ci wàllu lumière bi moom la di gërëm di sant aussi tamit ki nga xam ni moomee tamit que sunu rakku bopp di Eli Cheikh waaye di gërëm di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu diffusion bi Bertin Kendem ñi nga xam ni moom moo tax YouTube internationalement ñu koy mën di seetaan loolu tamit mbégte la ci ñun kontaan ci ñun waaye 80e numéro bu xeltu si présentation bi laa jëm ndax ki ma invité moo toll noonu Ibrahima Idrissa Wade lañ koy wax mi ngi juddu ci atum junne ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn fële ca diwaanu Rosso suñu waxee Wade ca Rosso ñëpp xel yi dem ci góor gi Mbay Wade sunu maam jooju walu yàlla boobu nga xam ni kenn dootu ko présenté ci réewu Mauritanie ndaxte moom ak xalimaam moom ba kenn ñemewul nekk ci àll moom moo toog ci àll bi woote fa diine woote fa l'islam ba foofu tey ji Rosso ñu bëri ñeme fa dëkk fa ba tax na kon kooku la ñu invité sëtam invité doomam ki ko jur mooy Idrissa Wade moom tamit que di ko xam ni lu nekk def na ko ci réew mu tan ci wàllu diine alxaaji Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick wóolu ko ba samp ko foofale ca Rosso kooku mooy sunu waajur boobu du tedd boobu ñu koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér moom góor gi Idrissa Mbay Wade moom Ibrahima Idrissa Wade mi ngi juddoo comme ni mu ko waxee ca Rosso am fa li nga xam ne mooy tuntaaka mu jàngee ko fa def li nga xam ne moom mooy jàngu diggu doomam laata muy dem ca Ndakaaru foofu la nag la amee bagam def fa université bi nga xam ne mooy Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru defoon fa li nga xam ne moo jëm ci wàllu science ak lépp lu jëm ci wàllu koom-koomu économie moom jaar na ci mbir yu bare ndaxte formé wu na ci wàllu BTS en comptabilité waajurum bu góor tàttan ko ci lu bare tàggat ko ci lu bare ci métier boobule waaye lan moo ko waral tax mu changé foofu jëm ci wàllu gestion dem ci li nga xam ne ci micro bi yëpp daan ci waxtaan ak moom ndaxte ma fàttali leen ni jiite na directeur li nga xam ni mooy rajo Dunia fa li nga xam ni moom mooy ca réewum Sénégal jaar fa Tambacounda def nekk foofu ca RDV dem fi nga xamee ni moom mooy ca Ndakaaru laata muy dugg ci yeneen mbir yoo xam ni nekk na conseil lu jëm ci wàllu communication ci ay boîte yu bëri nga xam ne mun na ko fi wax ñibbisi nag ci biir réew mi lu tax mu ñibbisi parce que dafa am lu mu bëggoon dox ko ci biir réew mi gannaaw mu ñibbisee ci atum ñaari junne ak juróom-ñett moom Ibrahima Idrissa Wade nekk administrateur ci la CAS nekk tamit ci ONG yi nekk présentateur ci lu bari di si yëngatu tey jii mu nekk koo xam ni ci wàllu bind ci plumam defe naa ni leer na ñëpp yàlla may ko ci loolu te daan ci dellu ci waat ci loolu Ibrahima Idrissa Wade suñu bëggee présenté kuy Ibrahima Idrissa Wade fii la ñuy fanaan ci biir plateau bi ma lay nuyu di la sargal di la bàyyi nga nuyoo ko mbokku téléspectateurs yi laa nuy ñëw ci laaj. di la fay Babacar di la sargal di nuyu réew mi yëpp di sargal également ki nga xam ni moom mooy sama waajur di waajuru itam ñëpp képp koo xam ni yaa ngi yeewoo ci Rosso muy góor gi Mbay Wade bi nga wax nga ci lu toll ne man duma ci jaaraat et di sargal également ñi nga xam ni ñi ngi yeewoo tey ji yendu ci réewu Mauritanie sama réew laay wax
ak sama gox di Rosso boo waxee Rosso sama xol day tooy du ma fàtte kilifa diine yi fa nekk ak kilifa aada yi ak la jeunesse di jigéen di góor képp koo xam ne yaa ngi fay yëngu tey jii maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la sargal à travers la grande chaîne sama télévision di El Wataniya di sargal ñëpp di ñaan jàmm ci réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di leen ñaanal bu baax samay waajur yi nga xam ni ñoo fi ne tey ki ci juutu di El Hadj Idrissa Wade wax nga ko buur bi yàlla fëgg boppam delloo ko jàmm soxna Astou Wade également ñoom ñoo fi nekk uuf njaboot gi uufin bu rafet loolu defe naa ni dellu si di leen sargal bu baax a baax loolu nuyoo la waaye bala ma ciy jaar da nga wax lu am solo léegi jëm ci pàccu communication di la sargal yow mi jàkkaarloo man lu ko dalee seen directeur ba fi nga toll lii moo ñu delloo ci réew mi moo tax ñu ñame tey su ko yàlla defee dañ ciy sant yàlla Babacar defe naa ni tey jii buur bi yàlla amal na mbir mu am solo jëm ci yow mii ma jàkkaar lool di wax ni ku xarañ nga ci communication ba tax na tey jii mandarga yi nga xam ni boot nga ko fii di chaîne de télévision El Wataniya di directeur de la rédaction tey defe naa ni mérite la pour yow mérite la pour doomu réew mi mérite la également pour suñu communauté loolu vraiment maa ngi la ciy sargal di la ñaanal yàlla bu baax a baax di la wax ni nag koo invité xalaatam rek lay wax loolu di la sargal bu baax a baax voilà merci beaucoup DJ Vox comme ñu koy waxee Ibrahima Idrissa Wade ñu tuddeel ñu lay wax Vox mën nga nu dellu si ci tur bi rapidement lan moo indi Vox waaw Vox moom je pense que ay doorteel la parce que su fekkee xel li leer nañ ñun dañu juddoo ci kër goo xam ne ñëpp ràññee leen ci football donc ma am ay frères ak man mii ñu jaar ci club yu bari jouer championnat ca jamono bu football di doon football ci Mauritanie donc ma def le Trarza def également Air Mauritanie def le port de Nouadhibou def le port de Nouakchott donc ci biir loolu nekkoon naa ku xarañ trop su doon tey la defe naa ni di doon lekk lu bare ci football waaye yàlla ak dogalam soob nu ci yeneen mbir ba tey ji Vox nekkoon un latéral droit de la sélection nationale allemande et moo doon football comme moom ci yaakaaru nit ñi ak ñi nga xam ni ñoo doon spectateur amateur football ci Mauritanie ba tax na ñu joxoon ma tur boobu. ñu joxoon la tur boobu alors léegi mon frère ñu dugg ci maanaam waxtaan wi ci nu muy gën a xóotee ndaxte ku jàkkaarloo ak yow ci plateau sa waxtaan dana dem fu sore et je pense bien que ni tey jii lu tax ma jël la invité la ci 80e numéro c'est pas petit alors tey jii fu mu toll fii nii Ibrahima Idrissa Wade doon ko xam ci wàllu communication ci maanaam sa plume ñu xam ni da ngay bind da ngay faral di jënd di bind yoo xam ni bind yu am solo la ci biir réew mi am ñenn ñoo xam ni dañ koy xarañ maanaam dañ koy xarab je veux dire pourquoi parce que dañuy lay gis des fois ngay attaqué par-ci par-là am ñu bëri ñoo xam ne sax dañuy wax ni Ibrahima Idrissa Wade lu tax muy xarab lu tax muy maanaam di bind des fois di xas ay nit c'est parce que dafa amul li nga xam ni moom la fa bëgg est-ce que tey jii plume bi nga xam da nga ko bind da nga koy bind ngir ci xeex wala da nga siy bind ngir tout simplement journaliste nga yàlla may na la xel mi may na la plume bi nga war ci bind pour askanu réew Mauritanie. jërëjëf Babacar laaj boobu am na solo trop gis nga man loo ma gën a bari gis may bind ci site yu gën a am solo ci Mauritanie lu ci ëpp Rosso laay wax parce que parcours bi ma def yëpp au Sénégal ba bi may sonn ak ba muy dajeek ki fi nekkoon di l'ex-président Sidi Ould Cheikh Abdallah damay xëy comme ñun il est de coutume ñuy synchroniser ak BBC ñun ñëpp nga gis ni dañu représenter BBC ci région yu bare au Sénégal loolu mandarga bu am solo la woon waaye bi ñu xëyee di lonk BBC ma am toftal ci ni Mauritanie ñi ngi dugg léegi ci phase liberté d'expression loolu bokk na ci lu gën a tax xarañ ñu dellu ci réew mi te am nañ ci yaakaar ba tey jii waaye loo ma tey soo xoolee site yi am na 2 téeméer wala 3 téeméeru article yoo xam ni man def naa ko waaye Rosso laay wax bi may jàkkaarloog mbindeef bi nga xam ni tey génn na àddina mu amoon kóolute ci man trop di Ibrahima Ben Bass Diagne di ko ñaanal
daf ma doon wax ne man na moom laay liggéey. muy président directeur général bu RDV. bu Excaf Télécom. Télécom. joxoon ma ndigal pour ma redresser rajo yi def naa 8 régions du Sénégal. région bu ma dem 35 personnes wala 40 ñooy topp sama gannaaw te je pense que loolu nekk na mandargo am solo. bi may wax ak moom di teqale ko ak moom dafa jaadu woon ndaxte Mauritanie laa juddoo fii laa yaroo keroog bu fi Mbay Wàdd di ñame ñëw kenn ñamuy foo woon ñëw foofu ci Rosso donc amour bi ma amoon ci Rosso dama ko daan wax ni que man xale petit canal laa woon donc Rosso nekkul li ma buggal ba tax na bi ma ñëwee Rosso fekk fa ay mbir yoo xam ni ginnaaw saytu parce que wax nga ko léegi kuy liggéey ci béréb ak sa fonction ak sa xarañ war ngaa mën a lépp looy def mu jaar ci déontologie bi nga xam ni moom la yoonu communication wax. waaw mooy ñëw saytu xool waaye nag saytu bi soo gisee loo xam ni dafa naqadi te souhaité woo ko woon pour Rosso defe naa ni loolu da ngay bind rek. waaw d'accord mais bind bi lu bare wala lu néew sax laay wax parce que man samay article damay dem saytu ko ba mu nekk au point ak liñ ci wax ma door a koy bind. Ça m'étonnerait nit ñi di orienter li may faral di bind ci domaine boo xam ni domaine gis-gisu influence de certains wala leneen mais je ne pense pas parce que tous les écrits que j'ai déjà faits qui concernent Rosso Mauritanie je pense que ils ont été dans la favorabilité waxoon naa fi ni l'UPR à l'heure d'un candidat à haut risque defe naa moo dal Rosso loolu et article yu bare samay article dafay prévenir. d'accord nuñ ko d'accord dafay prévenir ça ay article mais je veux dire que tey jii est-ce que tey jii Ibrahima Idrissa Wade amul regret jóge ci réew mu mel na Sénégal ci wàllu communication ñëpp xam ni am na fu mu dem ci avancement ci liberté d'expression ci yokkute est-ce que tey jii du regret nga jógee maanaam ci télé bu mel na RDV lu jëm ci li nga xam ne wàllu communication ñëpp xamoon yaatuwaayam nga ñëw ci réew mu mel na réewu Mauritanie bi nga xam ne ci wàllu média bi ñu ko ubbee wax nga ko yàggul est-ce que tey jii amul regret tey jii ci ñibbi ci bien vrai que la Mauritanie c'est ton pays est-ce que du regret tey jii mënu ma am regret Babacar au contraire mbégte la parce que gis nga communication fa mu demee ba egg au top dafa bari risque xool ko ci Sénégal tey kilifa bu nekk Sénégal xamatoo sax fooy orienté wu bala ngay génn sa buntu kër nga xoolaat sa bopp donc man ma gisoon ni de plus en plus communication bi di juddu ci Mauritanie man su ma dellusee dinaa mën a ànd ak moom parce que professionnalisme loolu lay jariñ donc man amu ci benn regret d'autant plus que aujourd'hui fi ma toog wax nga ko léegi regretté wu ma dara ça m'a permis de revenir fi ma sentir ça m'a permis également soo ko xoolee ñiy yëngu ci wàllu communication yëpp il me sollicite des fois te ñu seq relation bi donc loolu bokk na ci dama amoon idée ni fondation boobu nga xam ni mooy tabbi ci forme de communication yi su ma ci àndee ci sama réew kenn ku ñëw tamit dina ma ci fekk mu doon loo xam ne lu am solo mais amoo ci benn regret mais foofu dafa am loo xam ne aussi tamit il faut que ma laaj la fa ndaxte da nga junju léegi junju bu am solo ndaxte sunu xoolee li nga xam ni moom moo jëm ci Ibrahima Idrissa Wade ci doxalinam ak ci maanaam comportement am ak la façon donc Ibrahima Idrissa Wade moom lay dundee ak moom lay doxee duñu gis ni Ibrahima Idrissa Wade ñu bëri dañ lay tuumaal dañuy wax ni Ibrahima Idrissa Wade toogul fenn maanaam weñ la weñ boo xam ni fu suukar amee rek wala fu soow amee rek fa lay tag fu suukar amul soow amu fa du fa tag loolu dafay expliquer lan day expliquer nu ni Ibrahima Idrissa Wade àndul ak kenn gis nañ fi nga ànd fee ak Cheikh Mawlud gis nañ fi nga ànd fekk ak Kane Hamidou Baba gis nañ fi nga ànd fekk ak Sidi Diarra gis nañ fi nga ànd fekk Sidi Diarra objection waaw ma ñëw nga gis nañ fi nga ànd fekk ak ki nga xam ni moom mooy Abdou Mbodj ànd nga fi ak Faasa Yérim alors mais tous ces gens là nga ñëw ànd ak moom tey jii nennu yaa ngi ak Mourchid ça veut dire quoi ça veut dire que tey jii Ibrahima Idrissa Wade est-ce que mi ngi calculer dëgg li nga xam ni moom mooy rôle am tey jii en tant que journaliste est-ce que loolu tey jii
du un défaut parce que une grande plume comme yow un grand journaliste comme yow tey jii su fekkee ni tey jii su ëllëgee fii neex na nga dem foofu su fële neexee nga dem foofu mais loolu gàcce la ci yow gàcce la ci fi nga bokk gàcce la fi nga am métier bi ngay def Babacar xam nga suukar dafa neex ñu wër ñëpp laaj leen ndax suukar neexul loolu laa la njëkk a wax mais suukar neex na mais loolu dama la koy junj mais dinaa la wax leen na parce que lu am solo la Babacar gis nga Rosso bee ma nekk man je suis quelqu'un koo xam ni je n'ai jamais joué pour les affaires de Rosso en tout cas ce qui concerne sama commune da nga lim léegi et lim yi nga lim yëpp dafa am raison yoo xam ni tey laa la koy leeral fi nga dooree xam nga fan la man bi ma jógee Sénégal dama indi document bu am solo parce que bul fàtte ni au niveau au Sénégal 8 régions yu ma def dama participer ci benn programme de lutte contre l'insalubrité ak la gestion des ordures yu am solo ba ñu ràññee ko commune bu ma dem donc quand je suis venu à Rosso le professeur Yérim muy ku baax dooree alxuraan sama kër maam moom laa ko jébbal gisoon naa ni mënoon naa bañ ñëw sax fii nga xam ni mooy Nouakchott donc lenteur boobu d'intégration boobu ak ni mu demee taxoon na man ànduma ak Yérim Fassa musuma ànd ak Yérim Fassa parce que mosoo ko seeti non mais effectivement ak lu tax ma koy seeti xam nga lu tax wax naa la ko léegi parce que gis nga bu ñu nekk ci politique dafa am ay instances Babacar mais leneen lu ci ëpp yëpp ci diggante yi ci fraternité yi ak ci mbokkoo bi la ñuy dellu parce que politique ay instant la dinañ ñëw léegi ci cadre boobu Yérim Fassa suñu ñëwee ci wàllu politique ànduma ak moom waaye nag du jaage ni ak lu ma toléré gu ma seq ak moom je me gênerais un peu pour rentrer chez lui. et ma su leen am problème yow benn mais yow xam nga dama bind je me rappelle de ça dama bind arrivée du ministre baptême de feu de monsieur le maire loolu c'est un cas qui s'est passé comme ça et je l'ai relaté comme ça léegi moom lu mu xool moom mooy certes la relation bu mu seq ak le concerné et ensuite dinaa la wax leneen mais man mënuma nekk doomu Rosso participer ci ay communes yu am solo au niveau du Sénégal ak ci benn fànn mooy loo xam ni tey jii Rosso moom la manqué nekk doomu Rosso mais ñëw pendant 2 ans 3 ans ce dossier la traîne et que je n'ai pas été intégré dans les affaires communales et surtout dans la lutte contre l'insalubrité bi nga xam ni man xaroon naa si kooku Yérim Fassa la nga teg ci ni Sidi Diarra man Babacar bul fàtte ni effectivement mais su fekkee ni dama bëgg a defar Rosso damay jeex ku baax. et Sidi Diarra ci wàllu baaxoon na non Sidi Diarra musuma ànd ak moom gis nga dama am je suis fondateur et propriétaire du BCCS c'est un bureau de conseil en communication stratégique boo xoolee bi élection yi di ñëw Sidi Diarra soo ko laajee dina la wax ni jot na une offre de service qui cherche à soutenir à appuyer ou à orienter ses activités de campagne ainsi que monsieur Barrot qui est ba léegi le président du PUD le parti politique bi nga xam ni moo ko jiite il a reçu Mohamed Barrot également cette proposition parce que dama am ñaari façon benn bi mais j'ai été conseiller en communication des succursales du ministère de la pêche au Sénégal et de l'aire marine protégée et de quelques leaders yi nga xam ni c'était des leaders politiques au Sénégal donc ci fànn bi nga xam ni sama conseil en communication moom lay dundee sama sutura la sama teranga la loolu au moins man war nañ ma ko mën permettre suuf wàllu politique du dugg ki may proposer ak ki nga xam ni moom mooy nangu lu ma koy proposer mais Babacar kooku ma ànd ak moom. d'accord muy Yérim Fassa. waaw muy Sidi dégg muy Yérim Fassa muy Sidi Diarra. waaw ànduma ak kenn ci ñoom. bon ñeneen ñi déglu je te réponds Babacar. parce que dañ ni il faut mu leer. xoolal ce qui s'est passé dañu def le tour yàggul à post campagne électorale ñu ne
ñu yuuxu effectivement ni communauté wolof dafa soox ci wàllu mandarga politique. te ba tey dafa soox. mais ca jamono boobu laay wax. mu am benn nit ku baax ku ñuy wax Abdou Mbodj. ma xool ko mu xarañ. man politique de leader laay def. je suis conseiller en communication politique stratégiquement. mais Abdou mais non Abdou Mbodj xam nga lu tax. Abdou Mbodj dafa xarañ. il était. mais xarañam kenn waa Rosso ji sunu ko. mais exact mais foofu la mooy soxloo man Babacar. effectivement fa laay amoo rôle damay fekk lu soox. nga ñëw nga soqali ko du ma ko wax man. nga soqali ko parce que li ma seq moom ba xam ko amaana nit ñi ko wër sequñu ko ak moom ba xam ko gis nga nit ñi nañu moytu di gis niir mooy lan dañuy gis Babacar muy dem ñu wax loo xam ni dafay tourner autour de lui alors que ni nga mel sa biir xol lay tabbee te lu dëggu la amaana sax occasion du ñëw buñ lay xamee mais Abdou Mbodj candidat MPR la woon dama lay wax lu ma ci dugal ak il était avec Assane Gueye de Riyad c'est des gens des waalo waalo qui étaient déterminés dans ce qu'ils font et qui avaient le champ xam nga dama ni woon benn affaire Babacar mais non bi may prévenir mais déterminé mais déterminé Abdou Mbodj déterminé Assane Gueye déterminé mais ñooñu seen maanaam charisme politique ak seen représentativité politique ñooñu Rosso gisuñu ko. non la vérité ils étaient non Babacar non Assane Gueye PK la nekk. et il battait son plein il allait partir aux élections et il allait les remporter à la mairie de Réal. mais lan moo la jox effectivement parce que dama ko saytu grand chef et puis loolu moo waral tax au jour où mon ami mon frère quelqu'un que je respecte Kane Hamidou Baba il fait partie des grands leaders qui peuvent régler les problèmes de cette nation et pourtant tey ànduma ak ay leader am mais je le reconnais parce que je le connais j'ai travaillé au moins même s'il est un court moment avec son épouse xam naa leen muy ñuy ko baax ñu xarañ je veux te rappeler que Abdou Mbodj xam nga lu tax ma àndoon ak moom mais nous dañu doon wut une représentativité au niveau de la communauté wolof ak ay mandarga mais xoolal j'avais prévenu ça aussi. parce que xoolal mais tu avais prévenu ça. Abdou Mbodj mu jëlul dem élection parce que ñoom du ñu boycotté élection yi. mais lan moo waral tax yéen doomu Rosso yi. mais di mais lan moo waral tax je vous en prie. parler à un communicateur. d'accord mais lan moo waral tax yéen en tant que tey jii doomu wolof yi. en tant que cadre wolof. en tant que intellectuel. comme yow sa genre yi ak ñi mel na yow nekk Rosso. bi ngeen xamee ne Abdou Mbodj. dem na à côté pourquoi dem na à côté parce que partem retiré wu ñu bokk na ay élections. lan moo waral tax. jëlul leen seen bopp ngeen jël ko ngeen def ko ci gannaaw ku mel na Faasa. xam ni moom lu mu bon moo fa nekkoon position ci candidat yoo xam ni peut-être que mën na dem si kanam. n'oublie pas que instance politique dafa am un temps déterminé Kane Hamidou Baba ak ñun mais je te rappelle que avec Abdou Mbodj on a fait pendant 2 ans tous les villages du Waalo Mauritanie ñu xam seen problème et que nit wolof yi ànd ak moom xam nga lan la ñu prévenu xam nga lan ban discours stratégie la porté woon man j'avais prévenu que le professeur Fassa était dans un conclave politique ci biir parti ça c'est de 1 de 2 Sidi Diarra buy ñëw moom ak MPR ñooy ñëwandoo au niveau de la scène politique Rosso donc conflit boobu ma préveniroon j'avais dit que nous la communauté wolof pour ñu am chance il a fallu que ñu introduire un leader wolof et heureusement il nous venait du MPR et on a effectué ce travail là mais xoolal miracle la woon man pendant tout ce temps là je te répète que sama politique de leader je continuerai à le faire. parce que moo am solo. d'accord mais est-ce que yaakaaroon ni Kane Hamidou Baba ci wàllu côté boobu. MPR est-ce que yaakaaroon ni erreur monumentale la def moom. ak partem te tey jii loolu moo leen rey politiquement. Babacar je ne peux pas aller supporter un Assane Gueye que j'avais compris que il allait avoir beaucoup de choses dans la commune de Riyad et soutenir également conseiller aussi. Monsieur Abdou Mbodj que j'ai trouvé un homme. impeccable au niveau de Rosso. est-ce que du loolu moo tax nga mere waa MPR. mais effectivement je l'ai dit ici à Xeltu
Effectivement, parce que je ne peux pas faire 2 ans et demi dans tous les villages du Waalo ñuy ramasser des choses avec une bonne politique parce qu'on sentait que le professeur Fassa allait être cloué. Il faut comprendre ce que je dis et que c'était ça. Et combien de fois, moi, dans quelques séances de réunion du MPR, j'ai donné des déclarations, mais le président Kane, que je respecte, Babacar, je te le dis, dama koy rattraper, mais combien de fois j'ai dit que lii ñëw conflit buy ñëw Sidi Diarra calculé wuñ ko, mais le professeur Fassa bi nga xam ne ñun Rosso bëggoon nañ ko et la population d'ailleurs bi ñu prévenir ni il n'allait pas remporter ou même participer ou même dafa doon am gàllankoor ci élection yi. Moi Ibrahima Wade, pour voir d'un seul œil ma communauté, j'ai supporté tout simplement Assane Gueye de Riyad et Abdou Mbodj de Rosso avec un travail. Mais le jour où Kanabou Baba a fait sa déclaration, comme quoi il n'allait pas. Faut déception là, Thiaw. Mais il y a eu des millions dépensés. D'accord. Il y a eu des millions dépensés par ces. Voilà, c'est bien. Et que l'autre c'est bien. C'est bien. L'autre seul le MPR pouvait créer, mais dont on est Wiam, Momo Amdara à Rosso. Aujourd'hui, le maire, il est de Wiam. Assane Toumac, le MPR, qui a battu vraiment campagne au niveau de c'est seul bien. Le MPR pouvait créer des problèmes à l'UPR dans le temps. Et effectivement, MPR moo ko doon jël. Très bien. Daan si ñëw Vox. Voilà, c'est bien. Et je te rappelle que sama bureau de communication c'est bien. me permet de laisser là-bas les règles de politique entre la politique et le journalisme. D'accord. Et exercer et livrer des services à des acteurs. D'accord. daan si ñëw ci côté boobu parce que foofu xëy na li ngay wax ni dugg lu ma amul intérêt, je te le rappelle. D'accord, doo dugg ci amul intérêt. Waaw, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Ba? Aujourd'hui, vous êtes directeur chef de la rédaction de El Watani. Oui. Mais si vous n'aviez pas compétence mais je suis pas compétent avec mon bureau et mon savoir en conseil en communication politique. D'ailleurs moo tax ma invité la fii sa compétence moo tax ma invité la fii. Effectivement. Mais il faudrait que donc nit ñi nu ñu bàyyi di wax nit day topp nit ndax intérêt. Man fu ma amul intérêt. doo fa dem. Mais effectivement. Voilà, j'arrive. La politique c'est des intérêts. C'est des intérêts cachés. C'est des intérêts. Donc loolu moo tax intérêt boobu moo tax tey jii nga ànd ak Mohsin. Mais je vais te raconter une chose. C'est quelqu'un que je respecte. Xam nga lu tax. Écoute. C'est quelqu'un que vous respectez. Ouais. Mais bind nga ci moom. Mais effectivement loolu laa lay wax. Xam nga dans les temps qu'est-ce que j'avais dit? Mais l'UPR à l'heure d'un candidat à haut risque. Le contenu avait relaté les ruptures qui ont eu, les 2 ailes qui ont eu dans l'UPR. Donc loolu yëpp je pense que kooku lii ñu journalisme la. Je relatais les faits tels qu'ils se sont passés ak du ci dugal li nga xam ni moom mooy une prévention. J'avais prévenu sur toute la ligne, il faut revisiter les articles. Ils sont sur Cridem et jusqu'à présent man commune de Rosso suñu ma déglu woon tey petit que je suis. fi nu egsi effectivement. Voilà, Ibrahima campagne. Ibrahima. Et puis je te rappelle que Mohsin, un point là-bas, Babacar mun nañu jàpp ni nit ki il est droit dans ce qu'il fait. Su fekkee ni démb dafa gisoon loo xam ni nii la demee woon ci benn leader. Tey mu gisaat le contraire ñëw taxaw ni lii c'est le contraire. C'est ce qui s'est passé avec le président Mohsin. Et qu'est-ce qui a fait ci ressortissant Rosso yoo gis yëpp kan moo fi def lu Mohsin def? Je l'ai cherché, je l'ai palpé, j'ai trouvé que c'était lui. Xam nga lu mu def? Moi quand j'étais entre le marteau et l'enclume à vouloir participer dans la politique de ma ville, c'est Hadj Mohsin qui m'a appelé mu tëj nekk bi ni ma Ibrahima Idriss Wade, je t'ai vu, je t'ai revu, xool naa la xoolaat la, mais aujourd'hui j'ai confiance en toi. Et depuis mais Babacar wax dëgg yàlla mais écoute et puis attends et puis tëj boobu mu tëj ak yow ci biir nekk waxanteeg yow loolu moo la doy ci moom. mais doy na ma ci moom parce que mais Babacar est-ce que jëf bi topp na ci. mais effectivement jëf bi je ne le regrette pas jëf bi lan avec lui jëf bi lan xam nga yëg bi lépp man su may jaay li ma yor di ci dundal sama njaboot
ba ma xëy gis un grand responsable ku mel ne Moxsin bu taxaw wax ma dëgg bu taxaw di jëf ak man loo xam ni dëgg la en tant que Rosso soit loolu est-ce que dinaa taxaw ni lu Rosso di wax yëpp dëgg la c'est faux. Il faut aller voir les actions sociales que ce grand leader là il est en train de faire dama ko saytu xam ko na famille yi wax à Rosso quelqu'un comme des gens comme moi yi nga xam ni daf leen jox au moins mandarga quelqu'un comme Mame Djibi aujourd'hui mais ils sont nombreux ñooñu ci Moxsin la ñu àndal et pourtant ñu ngi ci déglu ne tey demal Rosso tu vas trouver un Mame Djibi buy dox di faj buumu gàcce yi tu vas trouver le solque de Moxsin yuy dox di faj buumu gàcce yi. voilà léegi may ma ñëw parce que dafa am ay reportages yoo xam ne yu am solo la. xam nga loolu daan si delsi Babacar daan si ñëw je vous en prie may ma tuuti. vous êtes un journaliste buy laajte. voilà mais aussi jàppal ni man am naa droit laajte. non d'accord oui allez-y. effectivement voilà effectivement dinañ ci ñëw. daan si ñëw je te le rappelle. daan si ñëw mais en tout cas en ce qui concerne ma commune gis nga Mbaye Wade bu muy ñëw Rosso je te dis qu'est-ce qui m'anime moi j'ai laissé un salaire de 200 voire 300 et quelques mille francs au Sénégal pour rentrer à Rosso et uniquement. non kooku courage la. non ok kooku courage la. sama xarañ d'accord naa ce courage la. voilà ce courage la kooku courage la. et kooku tamit dañ la ciy féliciter di la ci encourager. parce que et puis nit ñi dañu defoon ni non dama lay expliquer dañu defoon ni soo bàyyee mbir. non dem ci beneen mbir rek. non certes tu es le plus mauvais. non écoutez man loolu dama la ciy dëggal dama lay dëggal ci loolu parce que man mii di waxanteeg yow man mii di waxanteeg yow tey jii su ma xooloon intérêt bopp tey jii maa ngi ci locaux TFM maa ngi ci yeneen locaux au niveau du Sénégal mais tey jii bokk ci réew mi gëm sama réew moo tax ma toog fii di galère wu fii ba lépp li mu fekk donc mooy li nga def courage la ñibbi ci jógee Sénégal ñibbi si fii imposé en 2008 et j'ai trimé aussi voilà courage la mais foofu duñ fay téye parce que balaa ñuy dellu soit ci émission bi dafa am ay reportage yoo xam def nañu ko parce que tey jii suñu xoolee émission bi tey jii entrée bi amul dama ngi ñëw ci kër gi ñëw def reportage au service de ma vie voilà donc yaa ngi woon depuis 6 voilà, ans d'accord. chaque week-end je dors chez moi vous dormez chez vous très bien tey jii duñu am ñaari mbetteel yoo xam ne la koy def parce que noonu la émission bi di demee effectivement voilà ñu ànd ak je suis un communicateur aussi. très bien ñu dem ak sunu réalisateur l'incontournable et l'infatigable Racine Wane et je pense que tey jii képp ku nu waxoon ni Ibrahima Idrissa lu ñuy invité ci biir plateau bu xeltu yaa ngi doon xaar li nu mel parce que du nangu daanu te man du ma nangu tamit bàyyi ko muy du ma nangu bàyyi ko mu nekk ci wax lu ko neex léegi du ñuy dem su ma waree daanu da ngay daanu ñu dem seeti ak sunu réalisateur l'incontournable et l'infatigable Racine Wane mu war nu sunu premier élément dem nu doxantu seeti kenn koo xam ni cousin am la frère am la xaritam la moom mii toog fii tudde na ko doom ñu dem seeti kookan la d'abord balaa may commencer damay bëgg a remercier d'abord si initiative bi ngeen jël bi di remercier d'abord téléspectateurs yu ñuy seetaan ma dikk nag si li ma laaj léegi muy lu ma mën wax ci Ibrahima Wade ñu gën xamee ci Vox bu ma bëggee wax si moom yaakaar naa ni émission bi du doy parce que Vox dafa di ka nga xam ne ni non seulement sama cousin la man mais aussi ñoo yarandoo ñoo foowandoo màggandoo peut-être on a fait toute notre enfance ensemble bu ma mënee wax waaw nit ku am yar la nag nit ku am yar la bari na fukk trop mais dafa am yar et puis respecté na aussi ñu mu dëkk ni man moom sama waay la parce que tout d'abord sama cousin la et puis ensuite sama papa lañ ko tuddee bon naa la wax aussi que ni moom tamit daf ma tuddee doom lu mu la mënti wax daal si moom bu ma naree wax si moom nee naa la tey jii duñ fi jógee. moom mu ñu gis ni comme ni nga ko waxee léegi ko am fugg la nit la koo xam ni am na xadar day wax journaliste la day bind des fois nga gis ñoo xam ni daan ko sànni xeer des fois ñu am sax ñoo xam ne duñuy wax ni xam ko fu muy teg tànkam alors yow tey jii soo ko doon jàngat en tant que frère am en tant que cousin am lan nga ñu ciy wax. waaw loolu lu mel ci wax mooy xam nga aussi. am na métier ba nga xam ne boo si nekk mooy comme li ngeen di yëngutu yéen tout le temps dañ leen di sànni xeer tout le temps bon peut-être que on va toujours dañuy gis toujours ay cas yu mel noonu
mais moom li ma la mënti wax daal moo di que ni moom comme li ma la wax rek ku am yar la et puis il sait bien ce qu'il fait xam na lu baax lu muy def li bon xam nga nag bon ku nit ku nekk si li ngay yëngu dana am ñi nga xam ne ñi dañuy ànd ak yow peut-être dana am ñi nga xam ne ñi duñu xool lu dul yow le côté négatif bi ngay si li ngay def li mais moom mën naa la wax que ni lu muy def xam na ko bu baax a baax et puis ku xam fu muy teg tànkam la aussi. si beneen aspect mooy maanaam comme ni ngeen nekkee ay moroom yarandoo màggandoo defandoo Rosso Ibrahima maanaam lan mooy point faible maanaam lan la tërëdem parce que ndaw moom ku si jaar il faut nga jaar ci tërëdi waaye moom bari na ñoo xam ni duñuy wax ni bu mu nekkee xaleel ku lëjoon la daal est-ce que loolu mën nga ko confirmer en tant que son ami d'enfant. bon lëj jeunesse du ma wax que ni dafa lëjoon mais bayoon na ko ko yab boo xam naa moo tax nit ñi di wax loolu dafa tërid woon mais Vox fileeg yaa ngi jaar ak moom si lu la bëggul lu lëndëm daal du si dugg man noonu laa ko xam mais aussi mooy fukk bi ma lay wax si moom rek am na côté ba nga xam ne moom boo fa laalee boo surtout bëgg na aussi kuy wax dëgg nit ku dëggu la bëgg na kuy wax dëgg même ñun ñi à notre enfance des fois bu ñuy wax nii soo waxul lu dul dëgg il est prêt à mu xeex ak yow parce que li ngay wax lu dul dëgg xam naa moo tax nag gars yi di wax ni que ni côté boobu côté tëdd dem si côté enfance am quoi. voilà man dafa am lu ma jaaxal aussi vous êtes une famille footballeur ñëpp xam nañu ni équipe nationale Mauritanie la famille Diop la famille Wade macha allah ñoo ko constitué woon mais moom Ibrahima man dama gisul moom muy football gisuma DJ Prince de football ñoom micro bi moo leen gën moo leen gënal wala bokk moom bi mu nekkee xaleel mënoon na football. bon dinaa la wax leen peut-être que ñu bari xamuñu ko si football parce que je me rappelle très bien maanaam moom bokk nañu équipe Air Mauritanie dans le temps c'était en 88 joué na ak man championnat fii Air Mauritanie et puis en 90 port woon na ko sax port bu Nouadhibou woon na ko pour mu football ak ñoom mais yàggu ci comme ñu ci yàggale comme ni nga wax rek c'est une famille de footballeurs mais moom ak comment dire DJ Prince football bi def na ko muy carrière par rapport ak ñun ñi nga xam ne duñu doon jàng di football mais ñoom bu ñu commencé football peut-être yàgguñu si duñu xool que ni ñoom football bi peut-être amuñu si seen carrière ils ne font pas du football leur carrière moo tax ñu dem bu ñu jàngee tout ba seen jàng xaw sori ils ont préféré faire la presse wala le journalisme. tey jii ban si sa mot bu mujj ban conseil tey jii nga koy jox ak li nga koy maanaam ñaanal ci di mu nekk. bon conseil bi mu koy jox mooy xam nga nit ak loo mënti def il faut nga xam yow fi nga dëkk d'abord fi nga jógee parce que fi léegi xamuloo ko rek doo jóg ci def lu nga xam ne lii jaaruwul wala doo jóg parce que il faut nga am ay repères nit bu amul repère dans ta vie doo sori. et puis moom il est d'une très grande famille comme tu le dis parce que famille Wade wala famille Diop amul ku leen xamul ci Mauritanie et là war na nekk ci moom un support ba nga xam ni daf koy toujours motiver pour lu muy def yëpp qui se rappelle de ça pour bien progresser tu vois. et puis bon sama dernier mot mooy d'abord je vous remercie comme je l'avais dit sur commencement bi maa lay gërëm surtout yow peut-être que bon xam naa ni sama mbokk nga peut-être on n'a pas eu le temps de se voir souvent mais aussi maa ngi lay gërëm parce que du ma wax lu si damay seetaan sa émission yëpp parce que peut-être heure yi muy daw yi peut-être day fekk maa ngi liggéey wala maa ngi fekk seen activité mais maa ngi lay ñaanal di lay ñaanal li nga sumb émission bi ngay def bi télévision bi nga nekk fi yàlla na jëm kanam et puis yow yaa xam loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal incha allahu rabbi. voilà Ibrahima Idrissa dégg nga kàddu yi nga xam ni sa cousin wax na ko alors ban jàngat nga ci am ci ay secondes rek. ñu dugg ça m'a surpris mais ku ma xam la da ngeen tomb ci koo xam ne xam na ma. li effectivement papaam lañ ma tuddee ma ànd ak moom ci lu bare ci wàllu ndaw waaye benn jàngat rek laa am ci li mu wax mooy Babacar man lu deful nii bokkuma ci. soo yarax mu ñi nekk Excaf ils sont une centaine d'employés dañ ko xamoon ci man et sama diggante ak benn baas. et loolu dafay réeral ñu bare. parce que des fois métier bi soo si nekkee nit koo xam ni nit la koo xam ni da ngay wax. du ñuy soo waxee lii ñi ñu jàngate que ne la soo waxee ñu ñu jàngate que ne xamuñu métier bi dafa am
fu muy war fu nit ki war a xalaatee moo dem ak âge bi mu toll en Mauritanie. man tàmm naa ko miis naa ko. Voilà, xam nga c'est ça. Sénégal mos nañ bind nii. mos nañ ma invité à Bakel. Donc c'était l'épouse du préfet de Bakel moom la ñu doon affecté Thiès. Donc son épouse comme elle aimait, c'était une grande auditrice. mu ni ma man maay ñëw ànd ak moom dans le bal de mariage ak yooyu. J'ai allumé mon véhicule ma dem Bakel 265 kilomètres. Mais au retour on m'appelle de Dakar ni ma on a appris que vous êtes marié à Bakel. Donc yooyu c'est des coups bas yoo xam ne day arrivé day arrivé man non miis naa ko te loolu miis nañ ko yooyu pendant ça ne dérange 11 pas ans. ça ne dérange pas Pendant 11 ans, voilà miis naa ko. voilà ça ne dérange Miis naa pas ko. ça ne dérange pas ça ne dérange pas problème. voilà léegi Didier du ñuy ñëw ci beneen ci continuité sax li ñu doon waxtaane sànq la ville de Rosso parce que tey jii su ma la invité tey jii gis sa engagement gis na tamit que ni week-end bu nekk yaa ngi fanaani Rosso depuis 6 ans. et puis xam li ngay def Rosso xam cofeel bi nga am ci Rosso il faut que ñu waxtaan ci benn aspect boo xam ni dana nekk loo xam ne lu am solo la aspect bi mooy lan mooy Rosso est délaissé dañ ko bàyyi te Rosso ëppul dama koy wax chaque fois Mauritanie ba mu tëndaj su Rosso ëppul cadre ci Mauritanie kenn ëpp leen cadre avec le lycée kenn ëpp leen ay nit lycée ñoo xam ne Copenhague. bari borom baax la mais Rosso tey jii mooy région bi gën a tilim ci biir Mauritanie laay wax ndax man j'ai fait toute la Mauritanie macha allah mais Rosso mbalit maa ngi fa yooyu bare na sibiru ba bare na fa ndox ma bare na fa coow li politique alors est-ce que tey jii Rosso mën na ci continuer ci dëkk yow en tant que tey jii Rosso soit nga ànd ak ay nit ay cadre tey jii ci Rosso ñu mën a toog di wax ni ñoo ngi def ay social ñu ngi def lu baax waaye Rosso mel ni mu war a mel tey jii ba tey jii Rosso nekkul ci tànk boobu est-ce que loolu tey jii du gàcc ci doomu Rosso yi nga xam ne tey jii doon nañ ko ñun ñëpp gàcce la parce que man expérience bi ma am ci wàllu insalubrité bi nga wax c'était des OCB des organisations communautaires de base on faisait des comités de quartier avec du rien et que ñu munoon génnee mbalit mi sans pour autant ñu sànni ko mais di ko def ci ay caniveaux yoo xam ni on produisait de l'engrais le professeur Fassa toog na ak sama waajur je faisais un envoi au niveau de la chaîne RDV Walfadjri l'a repris et lui il avait dit sama papa di ma ko wax ni sa doom ji soxla naa ko fii parce que c'était un programme c'était un programme tamit foofu mais il faut nga dama lay relancer foofu dama lay relancer parce que da ngay wax lu am solo dama lay relancer mais dama ni est-ce que foofu du tey jii nos hommes politiques Rosso soit lii rek lu am wax mais wax quand tu as parce que tey jii dañuy ñëw wax ba wër la ndomb te alors que suite du ci am Babacar soo bëggee gis kuy pratiquer di nga ko xam man tey bon du ma wax ni le maire actuel parce que li ma raté ak moom raté naa ko ak moom aujourd'hui maa ngi ci yeneen sphère avec mon bureau de communication ak sama xarit waaye yéen waa Rosso yi les Rosso soit nennu erreur la bu mag la ñu def pour fal ki fa nekk léegi effectivement et yow tu waxoon naa leen vous partagez ça waxoon naa leen ko moi lan la campagne Rosso non à l'opposition loolu la campagne Babacar avec mes banderoles mais yéen da ngeen amoon ay candidats maanaam da ngeen amoon ay candidats valables yoo xam ne mënoon nañu gérer la faute revient à qui Sidi Diarra a du mérite pour être maire de la commune de Rosso je te le rappelle bien vrai que nekkuma ci elam Babacar il avait de l'espoir c'était un espoir inimaginable pour Rosso attention je te le dis mu boole ñaar benn bi j'ai dit l'héritage de la commune de Rosso de l'actuel maire je l'ai écrit et je l'avais prévenu lui aussi au lendemain bu mu gagné il faut aller revisiter cet article-là pour te dire que gis nga mairie bu nekk à l'opposition mais est-ce que war nga mën a gëm ni commune de Rosso ci wàllu juuti war nañu mën apporter li nga xam ni moom mooy revenir di dem ci biir ville bi est-ce que gëm nga ko parce que Rosso est un pôle économique et une frontière qui gangrène beaucoup de recettes communales donc loolu bokk na ci fànn mais je te dis que un commerçant buy génnee xaalisam di campagne ba Rosso yëpp ni la wiim mais est-ce que commerçant boobu au lendemain de sa victoire ak ci biir mandat am dana toogaat di génnee xaalisam parce que y avait pas la réflexion et j'avais averti ça et dem ci am expérience l'opposition
ci réew sax yu mel ni Mauritanie mais regarde le maire Khalifa de Dakar dem na ba am une signature qui est là parfaite mais il met des coups bas politiques mais yooyu bokk na ci. et loolu moom moo ko dal moom mais Sidi Diarra maa ngi jéggalu parce que nit même sooy tudd turam ci gannaaw en émission et tout soo jéggaluwul am na lu war daw sa biir en tant que jullit je préfère dire monsieur le maire loolu la ma def déontologie may aujourd'hui demal Rosso j'ai partagé avec toi une photo daf la rek jotuloo ko mais j'ai fait un reportage sur la situation actuelle de Rosso j'ai mis l'hivernage à Rosso pas de réaction demal nga xool. mais est-ce que loolu tey jii moom en tant que maire kese moo ko war a def. xam nga lu mu waroon def mairie lu mu néew lu mu manqué budget war na mën am une politique de proximité imprégner les populations. Aujourd'hui moi en personne su ma amoon un cadre de consolidation un cadre d'écoute wala marge boo xam ni tey am naa ko biir Rosso à moi seul avec les plans avec xarañ ak l'expérience que j'ai eue organiser les quartiers ñu génni parce que en premier aussi la population a une erreur parce que du ma toog ni maire bi deful dara alors que sa kër ngi dugal ndox mbalit yaa ngi jaar ci biir il y a des hommes et des femmes à Rosso très bien qui sont dans les maisons voilà mais ñooñu ñoo war commencer liggéey bi d'abord mais la politique que l'actuel maire a échoué à Rosso c'est d'imprégner les populations. D'accord ñoom ñoo waroon nekk les secours. voilà deuxième élément bi d'abord balaa ñuy continuer suñu waxtaan parce que le temps passe vite. J'aimerais bien qu'on tombe sur quelqu'un qui dit le contraire. Voilà c'est ça donc on va aller voir donc suñu deuxième élément kii tamit que sa jigéen la tafu la lool di sama seddoon ak man di sama xarit xëy na du ñàkk ñoo koy bokk ñu ànd ak l'infatigable et l'incontournable seet kan la nuy sunu réalisateur di wan. mbokku téléspectateurs yi gannaaw bi nga xamee ni jël nañu ay kaddu ci ki nga xam ni moom mooy Malick Diop ñu ñëw ci kenn koo xam ni nag kenn la ci Babacar Naam te defe naa ni ñi ko xam bu baax a baax xam ni kenn la ci man sama jigéen sama xarit ndax damay wax ni famille Wade famille Diop yi yaatu nañu waaye kii moom sama seddoo la sama xarit la ba tax na kon su may invité kenn ci maanaam frère am di Ibrahima Idrissa Wade il faut que ma doxantu ñëw ba ci këram seet si que gannaaw bi nga xam ne ni borom këram moom loolu moo jëkk jënn def ay témoignages moom ci wàllu boppam dañu wax lan la seq ak ki nga xam ni moom mooy frère am ndaxte Ibrahima Idrissa Wade nekk na ko xam ni comme ni ma koy waxee saa su nekk en dehors même du plateau bu télévision Wataniya que nitu nit ñi la waaye bokk rawatina ak ay mbokkam rawatina ak ay am di jàmm ay xaritam soxna Astou tey ji ñu am mbégte am kontaan jàkkaarloo ak yow ci plateau bu émission xeltu ñu jël sa frère Ibrahima Idrissa Wade ci émission xeltu ñu bëggoon la laaj Ibrahima kan la ci yow ak nan la tuddee. waaw Babacar maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di la sant surtout yow moom sama séddoo nga comme ni nga ko waxee di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp Ibrahima nag moom booy wax ci moom du jeex ndax moom kenn la te ku bëgg mbokk la ku bëgg ay sëram gis nga booy wax ak moom nii sax ba si Facebook bi wala dara boo commencé wax ak moom rek da ngay commencé sentir ni moom mi ngi génn gaam dafa bëgg mbokk dafa xër si ñun suñu frère yëpp sax ñëpp baax ñun suñu kër kenn la ndax ñun xamum sax ñu bokk baay ak ñu bokk ndey ak baay da ngay dem sax ñëw di laajte naan kii lu mu bokk ak kii wala kii lu mu bokk ak kooku yàlla moom ko defal famille bu mag la yow xam nga ni ñun famille bu mag la mais Ibrahima moom dafa baax dafa bëgg mbokk dafa yaatu trop bu la gisee dafay mel na tey la ma si gis wala sax bokk leen tellement que daf lay jël dafa bëgg mbokk dafa baax boo xiree sax da nga naan kii la gën a bëgg kii or que moom noonu la mel noonu la ko yàlla bindee. ci loolu ñun duñ koy dëggal duñuy dëggal li nga wax ndaxte gis nañu koo xam ni kenn du laal deretam kenn du laal mbokkam kenn du laal ko jóge te day sot ci wàllu woowu alors tey jii nga gis que mu nekk koo xam ni ngi yëngatu ci wàllu journalisme di yëngatu des fois ci wàllum politique alors ban conseil tey jii nga koy jox en tant que sœuram parce que
bu doon sa sago tamit que sa frère su nekk ci yenn mbir yi tamit mu nekk ci koo xam ni dañ koy naw dañ koy maanaam roy ci wàllu ban conseil nga koy jox en tant que sœur tey ji waa moom liggéey boobu moom moo demee noonu moo ni mel parce que boo su nekkee daa gis ay haut daa gis ay bas mais Ibrahima foog naa ni du may nit parfait nit ku nekk dafa parfait mais xam na fu muy teg tànkam te xam lu muy def te yàlla moo ko may bopp boobu moom yàlla moo ko may loolu bind ak yooyu moom yàlla moo ko may mais tamit na gën góorgóorlu rek mu xam fu muy teg tànkam comme li maa gi wax xam nit si famille bu rëy la bokk mën naa ko dégg mu metti ma wala keneen sama beneen sa dégg mu metti ko wala yeneen moo tax à chaque fois buy def dara rek dañ ci sóoraale ñun ba nga xam ne ñun ñoo ngi ci gannaawam dañ koy soutenir chaque fois na seet rek fu muy teg tànkam te xam naa ne sax xëy na foofu du ndax xam na bu baax lu muy def te mën na bu baax tamit lu muy def waaw yàlla nag àddina bi noonu la am na lii te fa mën nga def kii mais boo demee nga xoolaat boo liggéey nga mën a conseiller sa bopp ci loolu nga mën ci bañ a dugaat. tey jii comme ni nga ko waxee mu nekk ci métier boo xam ne métier bu doy waar la voilà mais Ibrahima ñu xam ko aussi ci maanaam comme ni nga ko waxee léegi ci xalaatam ak xelam macha allah je touche du bois parce que c'est quelqu'un boo xam ni su bindee ñu xam ni am na ko bind. may la bu ko yàlla defal may la bu ko yàlla may mais est-ce que tey jii Mauritanie tey jii parce que ku mel ne Ibrahima Idrissa Wade dem nekkoon na Sénégal nekk directeur rajo Dunia gérer lu bëri foofu ba ñibbi ci waat ci biir réew boppam mais dañuy gis ni genre yu mel na moom ay jeunes yu mel na moom joxuñu leen gëdd joxuñu leen cër ci biir réew mi est-ce que tey jii jotul état wu réewu Mauritanie delloo njukkal seen ay doom te li nga xam ne ñoo ngi koy wax à chaque fois boo dante xeet lu jëm ci wàllu racisme lu jëm ci wàllu xeet nit ki yooyu yëpp ñu teggi ko ngir jox gëdd seen ay doom xam ni réew mu tani amul ku weex amul ku ñuul ñëpp ñoo ko bokk. dëgg la loolu nga wax dëgg la parce que man sax en général des fois damay mer parce que su woon sama sago xëy na mu toog Sénégal ndax foofu lu gën a xamee lu muy liggéey parce que fii duñ jox gëdd nit te moom doomu réew fi la juddoo fi la yoroo fi la màggee ba toll ni mu toll ñu ko mag papaam ak yaayam papaam am lu mu fi deful ci Mauritanie bon nag war na leen mën a teg seen place moo leen jox la nga xam ne li moom la ñu yelloo man mii bi ma njëkkee xam gis ne dafa ñibbisi dama mer parce que xam naa ne tey bu toogoon Sénégal ba léegi dina am lu ëpp li mu am mais xëy na yow loolu yow yaa ko xam ak ñeneen barewul mais jot na nag ñu jox nit ñi seen gëdd xam fu leen di teg parce que ñun doomu réew mi ci réew mi lañ bokk ay racisme ak yooyu pertement la parce que nit il faut mu gëm boppam boo gëmee sa bopp rek kenn du la yab bu ñëpp gëmoon seen bopp ku nekk xam looy def xam fooy teg sa tànk xam ni yow mi ci réew bi nga bokk te ku ne wane ko bon ay racisme yi day jeex mais tamit boo bañee yenn yi keneen nangu ko day xaw a métti waaw loolu mooy problème bi mais bu ñëpp nit yu ñuul mu nit ku xees ku ne bu xamoon fu muy teg tànkam bon dëkk bi dina neex. léegi yan kàddu yu mujj nga koy wax ban message nga koy lancé ak lan nga koy jox comme conseil en tant que ça. waaw Ibrahima moom sama xarit la sama séddoo la maa ngi koy ñaanal rek li mu nekk na ci góorgóorlu te xool fu muy teg tànkam métier la nag métier journaliste moo mel noonu na dem ba jeex ma du ko conseillé muy am lu muy fu muy kii na dem ba jeex parce que métier bi moo mel noonu fu mu war a dugg kii fan lu mu war a gis li nga xam ne c'est anormal mu wax ko man du ma ko wax ni que amal frontière non métier bi du loolu métier journalisme il faut nga dem ba jeex wa na am courage def lu mu war a def lu mu gis la nga xam ne c'est anormal mu wax ko ba ñëpp gëkk ndax loolu mooy métier bi. te bañ ci ragal dara te bañ ci xal dara. ragal moo am ci moom warul ragal te xam naa Ibrahima du koy ragal moom yàlla moo ko may fitam sax boo gisee ak moom jëmmam da nga naan kii du moom ñun xam nañ ko bu baax dafa am fit tellement que fitam ak xelam ak jëmmam moo ko wër ba tax sax mënul am yaram. waaye yow yaa ngi seetaan émission xeltu. waaw maa ngi koy seetaan nag du toujours mais yow moom foo dem dama lay topp ndax yow ay sama càmmiñ. waaye jàkkaarloo bi dafa mel ne da nga ko ragal ba léegi. non jàkkaarloo bi baa ñu togg ko ba mu ñor rek xam nga yow moom ku jàkkaarloo yow dafa war a préparer wu ba pare. voilà Ibrahima Idrissa Wade Vox Ibrahima Idrissa Mbaye Wade man loolu laay wax su ma neexee. alors ban sentiment nga am soo gisee sa sœur tey jii say frère di la témoignage yu mel nii. mbégte parce que li ñuy wax sax amaana ñoom musuma dégg ñu koy wax sama kan nii rek la mënoon demee. pour que tey jii yàlla may ma à travers ton émission. ma gën leen a mën replacer waat. parce que loolu mooy wàllu communication aussi. jokkalante bi nga def nii dafa am yërmande ak ngëneel. waroon nga daj si sama ñaari soxna yu baax yi nga xam ne ñoom la ma yàlla dénk nii actuellement. ma leen di ñaanal yàlla kon ñaar nga yor. non deux
deux ñaari soxna yu baax a baax. da ngay dem ñett. kenn de Kër Muur kenn de Kër Muur kenn de Gani. dama xam nga kon tafu naa la. est-ce que xam nga kon tafu naa la. tafu nga ma mais est-ce que doo dem doo dem bërëg. non xalaatuma ko Babacar. ñii ñaar moo yor doy na. doy na parce qu'elles sont parfaitement bien, elles m'ont compris xam nga lu tax. te yàlla jubale leen waaw Babacar dama daan tëdd guddi sama rangoñ dem parce que ngay xool 2STV. di xool TFM. di gis ñoo xam ne ñii sa loxo lañ jaar. guddi gi di metti ñoom ñoo ko doon muñ. di sant di gërëm soxna Aminta Gaye de Kër Ousmane Gaye ak waajuram. di sant di gërëm soxna Khady Maodo Diop waajuram génn àddina ma leen koy jàll ñëpp muy ko baax El Hadj Maodo Diop. ils ont rendu beaucoup de services au bac de Rosso. Donc foofu la ma yàlla teg. Ça m'a permis chaque week-end sans hésiter depuis 6 ans ma jël oto même dox sax des fois damay ni su ma amul oto je vais danaa jéngu yoon bi depuis 6 ans du ma tëb. voilà je passe la nuit. c'est important mu nekk lu am solo kon lii rek mooy mooy ni nga ko waxee léegi communication di jariñ. et puis je pense que ni émission xeltu bu mu juddoo ak léegi si tànk boobu la nekk géem a fexe ba di wane yenn yoo xam ni peut-être que day nëbbu day làqatu te waajur yi te njaboot yi ci famille yi. ñu mën a di gën a jogante loolu c'est très important léegi nag émission bi dafa am nu muy demee ñoo ngi émission baa ngi dem parce que léegi mu jeex. dafa am ay ñaari poñ yoo xam ne war nañ ci jëm muy question quiz. question quiz gis nga xam nga nu muy demee 30 secondes nga am tu as 2 personnalités yu ñu lay wan. nga wax nu ci 30 secondes yooyu ki nu def ci gannaaw photo bi flouté ko. kan la ak ay tegtal yu ñu lay jox pare nga mën doon dem. voilà ñu seeti sunu générique ak notre génie te dellu soit. voilà donc si 30 secondes mën doon dem. Voilà Ras tu nous montres donc ki nga xam ni moom moo làqtu ci gannaaw photo bi pour 30 secondes. voilà kii kan la kii c'est un chef d'État africain démb mu doon anniversaire réew. démb moo doon anniversaire réew. dafa wutu baayam mën naa la ci dolli loolu ba tey. waaw papaam la wutu papaam moo nekkoon président réew mi lu yàgg. Gabon kan la. Ali Bongo. c'est sûr. 4 secondes nee na Ali Bongo on va voir est-ce que c'est bien Ali Bongo. ouais Ali Bongo le président gabonais voilà moom moo wutu baayam Oumar Bongo. mi nga xam ni def na fa lu toll ci presque 30 ans voilà deuxième question quiz ñu dem seeti kan la nu sunu réalisateur di wan kii doomu réew Mauritanie la nekk koo xam ni c'est une grande journaliste qui a fait ses preuves en Mauritanie et au Sénégal ku jigéen une grande dame qui a donné lu bari ci réew Mauritanie nga fonk ko lool tamit. Fatimata Sow day c'est sûr. sama xarit. sama xarit la. je l'aime bien sama xarit la. Fatimata Sow day na booy nee na on va voir dans 7 secondes est-ce que c'est bien elle. waaye cee. oui Fatimata Sow day na booy alors Sow day na bi ñuy ñëw léegi rek. xamoo woon ni sax moom laa lay bettee nii yaa ngi ma koy wax ni ma gis nga ko démb nga gis ni progressé na lu bëri. oui dama ko seetaan big di bég. parce que loolu rek la aussi. parce que clé yi. xam nga du ma déglu li muy wax mais clé yi ci suuf. xam ni techniciens yi sax mën nañu rëccal ay affaires mais moom elle rattrape quoi. voilà je suis fier d'elle. et puis ma participer woon aussi. ci wetu papaam. ndaxte temps waxeet bi day na sow muy ku baax. gisoon nañ suñu bopp ñun ñëpp. voilà Ibrahima Idrissa Wade mënuñu jeexal émission parce que l'émission tire à sa fin ñu may wax ni ma fële jeex na tàkk te dugg na ci ñaari minutes ci li nga xam ne moom mooy procès bi ñuy wax Biram Ould Abeid di président wu IRA ñu téye que depuis ay weer ngi nii fële ca ALEC ñu ni procès le 20 août la ñaar fukki fan ci weeru août alors donc tey jii ñoo ngi wax ci presse bi que force de l'ordre bi jël nañu yóbbu foofu alors tey jii jàpp Biram Ould Abeid en tant que analyste politique di bind nan nga ko jàngatee est-ce que gis nga ni c'est juste ou ce n'est pas juste. vous savez man musuma ci bind parce que
tout simplement que luy mbiru justice mburu justice la loolu Babacar waaye nag ñun ñëpp doomu réew lañu. mais am nga ci xalaat. am naa ci xalaat. en tant que journaliste. Babacar. parce que journaliste bi tamit mooy gëstu xool bind wax. lu tax mosoo si bind. dama ni ragal la réserve la lan la. même su ma demee ba di bind. loo xam ne lu garaaw la. xam naa noo xam ni moom laa koy bindee. mais dama ni mbiru justice la mais réew. ak ñi ko bokk. su kenn tolloo ba étape yi nga xam ni Biram di doomu réew mi di doomu Trarza fa la toll. lu muy mën mooy mu ñaanal ko yàlla jàmm dellu si réew mi déggoo am ci tribunal boobu ba ëllëg mu mën am péexam loolu lañ koy ñaanal loolu daal man laay wax ci fànn boobu loolu da nga ciy wax loolu daal amoo leneen loo ciy teg di ko ñaanal yàlla parce que nekk ci mbugal dafa doy waar boobu ku ci nekkul doo ko xam donc loolu defe naa ni loolu daal fa laay yem ñaanal ko yàlla mu am déggoo réew mi am déggoo ak njiitu réew mi ak instance judiciaire yi nga xam ne ñoo fi nekk ëllëg Mauritanie jëm ci jàmm ak ci union. ci sama dernière question parce que ñoo ngi may bousculer fële Racine dan ma ko may ci dernière question si il faut que ñu laal ci mooy la communauté wolof bi tey jii société division am na ci. te yow bi nga ci wax nga ci maanaam APROLAO li nga xam ne moom mooy mouvement unité et développement mu nekk ñaari mbir yoo xam ne est-ce que tey jii wolof yi toll ngeen foo xam ne tey jii division dafa war a am wala rassemblement dafa war a am tey jii nan nga ko jàngatee. sama communauté bi ma bokk dafa paisible d'abord pour normal la mais problème bu ñu am tey bokk naa ci ñu saytu mbir yi mais APROLAO association pour la promotion de la culture man su may créer association. culture day nekk benn pàcc ci association donc jàpp nga loolu mais wolof yi communauté wolof tey problème bu mu am mooy amuñu instance boo xam ni day ëmb ñëpp kon maanaam ñi fi secteur nekk yëpp kon maanaam ñi fi nekk ñi tey ji jiite xoola ndaw wolof yi fi nekk di cadre bëgg intégré APROLAO amuñu yoon bu ñu jaar kon ça veut dire que doon ko akimo ñu nekk ñi si kaw effectivement ñoo ko akimo tamat suñu dara pour yow te tey mu waroon nekk instant boo xam ni déggoo war na am ubbi bunt ak jaar ba union am war na am moo tax keroog bu ñu nekkee ci phase de réflexion de la communauté wolof moo wax unité et développement c'était pour permettre à des jeunes wolof yi nga xam ne ñi ngi xarañ bëgg a dugg ci mbir mi ñu ubbil leen bunt mais xam nga lu ci malheureusement man d'accord pour yow ubbiwul leen mais anañu congrès jàll na te congrès bi dafa am ñu ko yëg yow yëngoo ko bon man yëg naa ko mais ni ñu ko defee moo la neexul mais effectivement su ma duggee APROLAO damay dugg ci loo xam ni ci benn secteur la may indil et kañ la APROLAO am Babacar mën nga ma ko wax waxoon naa la dinaa la laaj si mën naa la ko wax kañ la APROLAO am année 80 depuis année 80 est-ce que yow tu avais senti APROLAO ainsi que non sérieusement mais sérieusement non donc c'était le moment de se racheter ñu ubbi vanille jéem a créer loo instance boo xam ni wolof foo mënti nekk di nga ci gis sa bopp et lenn la d'accordul les wolof minorité attention Babacar demal 29 villages à 28 villages yi nga xam ne ay villages wolof xoolal Nouadhibou Zouérate ak yëpp doomu wolof yi fa nekk mais APROLAO à ma grande surprise mënu leen cadrer il faut une instance qui enveloppe tout et quand il s'agissait de la réflexion on a mis le MUD mouvement pour l'unité et le développement pour ensuite permettre tey ñi ngi dugg ci gox yi la ñu jógee ba dëgg donc yooyu nekk na ci loo xam ni vraiment ou bien ñu def APROLAO def benn trait d'union créer leneen qui permettra aux jeunes voilà donc Ibrahima Idriss Wade émission bi jeex na ba teg sax ay minutes maa ngi jégalu aussi la régie ndaxte noonu la mënoon demee may am mbégte am kontaan yow journal bi mooy ñëw léegi et le journal est sacré yaa ma gën a mën a xam alors donc voilà dama lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla may la gudd fan ak wér xam-xam bi la yàlla jox Mauritaniens yi je lance aussi un appel aux autorités comme ni mu ko waxee saa su nekk ñu mel ne yéen dañ leen war a gëm war leen jox seen gëdd jox leen seen àq voilà donc je pense que ni loolu c'est important yal na leen yàlla jubale yàlla may leen tamit que ànd bu yoo xam ne day jariñ askan wi te mu bañ a nekk àndu naxante parce que loolu moom lu mooy lu nu gëm te loolu lu nuy dox defal la tawfeex defal la jaamu di la gërëm di la sant bu baax a baax voilà beaucoup téléspectateurs yi di leen gërëm yéen tamit di leen sant bu baax a baax di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di leen wax ni c'était donc l'émission xeltu ci 80e numéro ma invité woon doomu réew mi toog lu yàgg ci bitim réew ñibbi si jël xam-xamam xalaatam jël léppam jox ko
biir réewam jox ko vilam jox ko village am jox ko maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo tax mu doon li mu doon muy Ibrahima Idrissa Wade ñu gën ko xam ci Vox di leen ñaanal yént bi jàmm di gërëm di sant bu baax a baax la régie ci lépp loo xam ne def nañu ko ànd ak ñun ba émission bi tey jii mën a egsi fu mu egsi di leen jox daje incha allah talaata bali ñu jëm ci beneen émission ci beneen kàngamu réewu Mauritanie wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. هل لديكم مشكلة بممارسة الرياضة في الأماكن المظلمة والشوارع الملوثة بدخان السيارات؟ يمكنكم من الاستغناء عن كل ذلك. لايف باور تمكنك من ممارسة رياضة متكاملة وبكل فعالية بينما أنت في بيتك بكل أمان. لايف باور اليدوية والكهربائية، فقط اختر وقم بتشغيلها وابدأ بالفوائد الرياضية الصحية السريعة. صحتك بيدك مع لايف باور. جري متواصل مع القدرة على التحكم في السرعة وعدد الكيلومترات. رياضة للعضلات. حزام رياضي يضمن لك معدة مسطحة مع التحكم في سرعة حركته. لايف باور تتابع عبر شاشتها الصغيرة السرعة، عدد الكيلومترات وحركة القلب أثناء الجري. سابق لايف باور كنت نعدل الرياضة ببليدات غير آمنة ومع تخاخين الوسائل، واليوم نجبط لايف باور أتنعدله في داري بكل أمان وارتياح. Je fais mon sport tranquille chez moi avec Life Power sans dérangement ni rien. للحصول على لايف باور أو الاستعلام اتصل بالأرقام الظاهرة. لايف باور رياضة متكاملة بطريقة آمنة. مرحبا، هل أنتم راضون عن شعركم؟ أنا ناصر،
وكما لاحظتم أنا أصلع، وهو حاليا يفكر في الألم الذي يسببه فقدان الشعر. العام الماضي بدأ شعري يتساقط في كل مكان، في حوض الاستحمام وعلى وسادتي. أتعرض في عملي لضغط هائل، وبات شعري يتساقط حتى من دون لمسه. أشعر بأنني أكبر من صديقتي بكثير، خاصة إذا سرحت شعري سيتساقط منه الكثير. راودني مرة كابوس مزعج وفقدت شعري كله، وهجرني زوجي. إذا بدا شعركم دهنيا ومتناثرا ورقيقا وبدأ ينحسر عن مقدم رأسكم فلا مجال للشك، أنتم تخسرون شعركم. وفقدان الشعر يعني أن الصلع في طريقه إليكم، وقد تبدون أكبر سنا وينتهي بكم المطاف صلعا. وهذا ليس بالخبر السار على صعيد الحب والعمل. إن تساقط شعركم فأمامكم حلان اثنان، الأول في حلقه. ماذا؟ لا تجرؤون؟ جربوا الحل الثاني، استعملوا سانبرست. إنه مستخرج من 6 أعشاب طبية صينية، وهو مزيج وفقا لوصفة إمبراطورية قديمة يخلصكم من الأكياس الدهنية، فتحصلون على شعر أقوى وأكثر كثافة. باستخدام جهاز لتكبير المسامات 50 مرة نجد أن في المتوسط لا تنمو إلا شعرة واحدة في كل فتحة مسام حيث يتساقط الشعر، في حين أن في مسامات الرأس السليم تنمو شعرتان في كل منها. ماذا؟ لا تنمو في كل فتحة مسام في رأسي إلا شعرة واحدة؟ هذا ما يحصل. لمكافحة فقدان الشعر عليكم أن تعيدوا إلى مسامات رأسكم صحتها، فتنمو شعرتان أو 3 شعرات في كل مسام. يحوي سائل سانبرست المغذي للشعر نبتة تقضي على الأكياس الدهنية وتسيطر عليها، كما يحتوي على مستخرج نبتة الجنسينج التي تقوي الشعر ونبتة الهالوك والعصفر. تنشط هذه العناصر بصيلات الشعر النائمة وتجدد الخلايا، فينمو الشعر بكثافة ويبقى على هذا النحو. هذا مدهش. ستنمو لكم الآن 3 شعرات بدلا من 1، فتحصلون مجددا على شعر قوي وكثيف كتحول صحراء إلى واحة. سيخف تساقط شعركم. إن سانبرست فعال جدا. هذا صحيح، سانبرست فعال في هذه الحالات، لكن حين تصبحون صلعا بالكامل يكون الأوان قد فات. بعد أسبوع إنه فعال، استعملته أسبوعا واحدا وما عاد شعري مدهنا. كانت صديقتي تقول لي إن لشعري رائحة كريهة، ولكنها زالت. بعد أسابيع عندما كنت أستحم كان يتساقط القليل من شعري. الآن وكما ترون حتى إذا شددت شعري ما عاد يتساقط. بعد شهرين مضى شهران على استعمال سانبرست، بات شعري الآن أكثر كثافة وسمكا، وأصبحت كل شعرة أنعم وأقوى. عادت بصيلات الشعر الميتة إلى الحياة، وبات الآن من كل فتحة مسام تنمو شعرتان أو 3، ما يعني أن الشعر أصبح أكثف بمرتين. شعركم أكثف ب3 مرات. أليس الوقت مناسبا لتستعملوا هذا المنتج؟ عند معظم الناس يبدأ شعرهم ينحصر عن مقدم رأسهم ويستحيل رقيقا عندما يبلغون الثلاثينات. قد يملكون منزلا جميلا وسيارة جميلة باستثناء الشعر. إنه لواقع محبط جدا. مرحبا. مرحبا، كيف حال شعرك؟ إنه بخير، تفضل بالدخول. أهلا وسهلا سيد ناصر. أهلا بك سيدتي. أنت فعلا أصلع. نعم، ما أعلم ذلك جيدا صغيرتي. كاد أبي أن يصبح مثلك. كنت تفقد شعرك بغزارة. أصبح الشعر على رأسي خفيفا جدا، فوضعت شعرا مستعارا للقاء الناس. هو لا يضع شعرا مستعارا إذن؟ لم أعد بحاجة إلى ذلك قطعا. ألا تصدقني؟ جرب. هيا شده من شعره. سأشد بقوة. لا ليس بقوة، ليس بقوة. هكذا جيد. حسنا. بعد أسبوع على استعمال سانبرست ما عاد شعري دهنيا أبدا، وما هي إلا بضعة أشهر حتى صار كثيفا. ليس بكثافة شعر الشباب، ولكن مقارنة بما كان عليه فإن الفرق هائل. حين تبلغون منتصف العمر لن تقلقوا من انحصار شعركم. سارعوا إلى استعمال سانبرست ليستعيد شعركم كثافته فتبدون أصغر سنا. أثبت فعاليته في مواجهة مرض الصلع الوراثي وداء الثعلبة، وقد أثبت صحة ذلك مستشفيان في الصين. سارعوا الآن لشراء سانبرست وأعيدوا إلى حياتكم الشباب والثقة. استعملوه الآن واستعيدوا شبابكم وثقتكم. شاهدوا معنا تلك القصص المذهلة حيث يتجمع أكبر عدد من المعمرين في العالم. أين يكمن السر؟
هذه السيدة عمرها 122 عاما من مقاطعة باما في الصين. ولدت عام 1890 وعاصرت 3 قرون: 19 20 21 و3 سلالات ملكية: كينغ، الحكم الجمهوري، والحكم الشعبي في الصين. ورغم تقدمها في العمر ما زالت تأخذ سلتها المصنوعة من خشب الخيزران لجمع الأعشاب. ما زالت تعد الطعام بنفسها. في العام الماضي رافقها حفيدها إلى المستشفى للقيام بأول فحص طبي شامل للجسم. أكدت النتائج صحتها وعدم إصابتها بأي من أمراض الضغط أو السكري، باستثناء أسنانها المتساقطة ونظرها الضعيف. عندما سئلت تان عن سر صحتها ابتسمت وقالت: حمية صحية يومية ونقع الأقدام في منقوع أعشاب باما في الليل. في مقاطعة باما معدل أعمار المقيمين ضعف معدلات الأعمار في سائر أنحاء العالم، وهناك قول مأثور: إنك تمشي أو تتناول الحساء بعد العشاء، حتى إنك لست بحاجة لتناول لحم الحمل كل 3 أيام. أفضل حل هو منقوع باما العشبي قبل النوم. كأقلية تعيش على قمم الجبال، هرب المقيمون في مقاطعة باما لتجنب اضطهاد الحكام منذ عصور مضت. سكان هذه المقاطعة قاوموا الأمراض والأوبئة وحافظوا على بقائهم. عانيت في السابق من ارتفاع ضغط الدم، وكنت مضطرا لتناول أنواع متعددة من الدواء، وأثر سلبا على معدتي. أصبحت أتناول أطعمة محددة. أنفقت ما يقارب $10,000 بلا أي نتائج مبشرة، ولكن ابنتي الحبيبة أحضرت لي منقوع باما العشبي لأضع فيه قدمي كل ليلة قبل النوم، وبعد وقت قصير بدأ المفعول بالظهور. تحسن مستوى ضغط الدم وبدأت أشعر بتحسن. بالإضافة لذلك تخلصت من آلام المعدة والخدر الذي كان يصيب قدماي ويداي. أنا وعائلتي مدينون لمنقوع باما العشبي. نقع الأقدام في منقوع باما العشبي قبل النوم مفيد جدا لصحة الجسم. تابعوا موسوعة الصحة. تناول لحم الحمل كل 3 أيام ليس أفضل من نقع الأقدام بمنقوع باما قبل النوم. لقد تخلصت من الأرق وتقلصات المعدة التي كانت تصيبني بعد أن بدأت باستخدام منقوع باما العشبي. بالإضافة إلى ذلك لم أعد أشعر بالتخمة والحرقة بعد تناول الطعام، كما اختفى الدوار الغريب الذي كان يصيبني، إضافة إلى انضباط معدل ضغط الدم والسكر لدي. لم أعد أتناول نصف أدويتي. لقد تغيرت حياتي إلى الأفضل. منقوع باما يساعد على إزالة بعض الأعراض المقلقة كالبرودة في المفاصل، الرؤية الضبابية والحكة. مع هذا المنقوع سيختفي أيضا الأرق، الإمساك، الدوار، الإرهاق، القرحة، ألم الظهر والإسهال. منقوع باما يخفف آلام التهاب المفاصل في الرقبة، الأكتاف، الظهر والقدمين. مع ترك القدمين في المنقوع يشعر المستخدم بالبرودة في منطقة الفخذ، وهذا مؤشر على امتصاص الأعشاب للرطوبة وتنشيط الدورة الدموية في الجسم. بعد 5 دقائق يبدأ العرق بالظهور على سطح الظهر ويعم الجسم شعور بالراحة. بعد 20 دقيقة شعور بالاسترخاء يعم الجسم كله، ويسهل الحصول على نوم عميق. ب3 مجموعات من هذا المنقوع ستتخلص من الأرق ومشاكل المعدة والظهر. بعد 2 أسبوع من الاستخدام تبدأ مؤشرات إيجابية بعودة ضغط الدم والسكر إلى المستوى الطبيعي. وداعا لالتهاب المفاصل والبطن والقدمين. استعد الصحة التي نعمت بها منذ 10 سنوات. أصبت بالتهاب المفاصل في الشهر الأول من ولادة طفلي. لطالما شعرت بوخز وألم في عظامي، وكنت أشعر بتيار بارد يدخل في جسدي، وكنت أشعر بصعوبة في الحركة. لم يعد باستطاعتي فعل أي شيء سوى المشي بمحاذاة الحائط، وأصبح من الصعب علي ممارسة أعمالي اليومية. ولكن كل هذا تغير عندما استخدمت منقوع باما، وكأنني أخرجت التيار البارد كله من جسدي بينما قدماي تتعرقان. من الصعب وصف ما أشعر به تماما، لكنني أشعر أن جسدي ينعم بتوازن صحي ومريح. لدي رشح خفيف، لكنني لست قلقا مع منقوع باما. بعد نقع قدمي في منقوع باما تخلصت من متاعبي القديمة.
مع منقوع باما الطعام والنوم والعمل أصبحت أمورا ممتعة. شعرت بالبرد في يدي وقدمي منذ بضعة أيام، ولكنني الآن أشعر بالدفء بعد المداومة على نقع قدمي في منقوع باما. منقوع باما شفاف اللون، سلس القوام، ومصنوع من مواد عشبية خالصة. منقوع باما يفيد جميع أعضاء الجسم فقط من خلال نقع القدمين، وهذه طفرة في عالم تداول الأعشاب. بلا حقن ولا أدوية، استعيدوا الصحة ببساطة عن طريق نقع القدمين بمنقوع عشبي مستخلص من وصفة عشبية عمرها آلاف السنين في الصين. هذا المنقوع يأتيكم مباشرة من مقاطعة باما في الصين. إنه مفيد كونه مناسب لجميع الأعمار والحالات الصحية. اليوم نقدم لكم هذا المنتج هنا في الوطن العربي بعد رواجه في شرق آسيا. لآبائكم وأحباتكم اتصلوا بنا واحصلوا على منقوع باما الآن وتخلصوا من الألم. جولدن روز جزء من عالم التسوق، عالم المرأة العصرية. كل ما تحتاج إليه المرأة من مستلزمات التجميل متوفرة بأسعار في متناول الجميع. مانيكيرات طويلة الأمد ومقاومة للخدش، ظلال عيون بأشكال مختلفة، كريمات أساس لمختلف أنواع البشرة مع أجود أنواع البودرات، آخر أشكال الماسكارا، أحمر شفاه مقاوم للمسح يصمد لمدة طويلة. جولدن روز عالم التسوق يوفر للمرأة ما يضمن لها أجمل إطلالة. للحصول على شكل رائع وإطلالة عصرية زوري جولدن روز عالم التسوق. كل منتجات جولدن روز مستحضرات مجربة عالميا، متوفرة في تركيا، فرنسا، ألمانيا. للمزيد من المعلومات اتصلي على الأرقام التالية. yow foo jëm tàngoor bi nga yàkkamti ni عشان ماشي لانك باو مارو عنده الناس عندهم مارو موريتاني مارو موريتاني والله وهاي ñu dem ma xool ko ñu dem ma xool ko
شوف مارو كنت نقول لك راعي شوف بي مارو بي والله فاهم. واو. معدل هون محروز هون وموريتان. واو. والمصنع المعدل هون وموريتان ومن احسن المصانع. واو. معلوم فين السكر فاهم. ولا في المواد السامه ولا المواد الحافظه فاهم. waaw Amar nga ni ceeb bi mooy ceebu Mauritanie. wallahi ceeb ba nga xam ne amul benn produit chimique. wallahi te baax na si ñu am ñu suukar ñi maanaam borom jabet yi. معلوم فين السكر ba si topp encore fii nu ko béyee ci réew mi usines yi koy bay ñi fii nekk suñ ci réew mi. doomu réew mi ñoo koy bay. wallahi maanaam ca tool ya. wallahi jaar ci usine ba direct ci biir kër gi. wallahi te ceeb bi tamit am na ceeb bu dijj. wallahi ak ceeb bu sew. wallahi bu rax ci dool yi nag am na 5 kilos. wallahi am na 10 kilos. ak 25 kilos. wallahi داني برور بعدين يديروا في الصابره يا قلبك دار يا قلبك لا فرع عليك تعود في يدك التاش والله يمرق من الصابره. ceeb bi encore sakkan na trop boo ci defee liibar ci kër gi rek da lay fees jàll ba kër gi tijjeeku. kon mbokk yi maaru Mauritanie baax na ci doomu Mauritanie nan leen ko jëfandikoo moo gën si nun moo gën si réew mi. Amar. فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وبلدان أخرى عديدة. مع العرض الجديد غاتي بلس دولي لموريتيل الاتصال بأقاربكم في الخارج صار أسهل. مع غاتي بلس دولي يمكنكم الاتصال نحو أكثر من 20 دولة لمدة 30 دقيقة ب1000 أوغيا فقط. ادخلوا نجمة 123 نجمة متبوع برمز تعبئة 1000 أوغيا متبوع بنجمة 4 دياز. وخلال فترة العمرة والحج المملكة العربية السعودية تضاف لغاتي بلس انترناسيونال. مع غاتي بلس دولي العالم في متناول أيديكم. تتمنى لكم موريتيل رمضانا مباركا. تريدون اتصالا أكثر، تصفحا أطول وإرسال الكثير من الSMS؟ اكتشفوا الشريحة الجديدة ساوي من موريتيل. شريحة تمنحكم 12,000 أوغيا من الرصيد و500 ميجا من الإنترنت و500 SMS. عند تفعيلكم لشريحة ساوي تحصلون على 4,000 أوغيا من الرصيد عند التفعيل و1000 أوغيا كل أسبوع، 100 ميجا من الإنترنت عند التفعيل و50 ميجا كل أسبوع، 100 SMS عند التفعيل. فرنسا، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وبلدان أخرى عديدة. مع العرض الجديد غاتي بلس دولي لموريتيل الاتصال بأقاربكم في الخارج صار أسهل. مع غاتي بلس دولي يمكنكم الاتصال نحو أكثر من 20 دولة لمدة 30 دقيقة ب1000 أوغيا فقط. ادخلوا نجمة 123 نجمة متبوع برمز تعبئة 1000 أوغيا متبوع بنجمة 4 دياز. مع غاتي بلس دولي العالم في متناول أيديكم. دائما هناك جديد مع موريتيل. اكتشفوا الصيغة الجديدة غاتي بلس نجمة 3 واستفيدوا من مزايا عديدة. بتعبئتكم ل 200 أوغيا من الرصيد تحصلون على 20 دقيقة من المكالمات، 50 SMS مجانا، 20 ميجا من الإنترنت. بتعبئتكم ل 500 أوغيا من الرصيد تحصلون على ساعة من المكالمات، 200 SMS مجانا، 50 ميجا من الإنترنت. لتفعيل الخدمة ادخلوا نجمة 123 نجمة رمز تعبئة 200 أو 500 أوغيا نجمة 3 دياز. موريتيل، عالم جديد بين يديك. تعلن أكاديمية كرة القدم فوتسكور أكاديمي ميغا للجمهور عن البدء الفعلي لأنشطتها في عطلة تدريبية للاعبي كرة القدم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما. Take me higher, see the champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting as we lose our inhibition. Celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. تحت إشراف خبير عالمي. سارعوا قبل أن تفوتكم الفرصة.
اتصلوا على الأرقام التالية 43 99 99 52 43 99 99 62. مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل مسائية الثلاثاء، والتي نبدأها معكم بأبرز العناوين. بعثة حكومية أمريكية تصل نواكشوط للمشاركة في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب. الفنان الموريتاني الواجهة الجميلة ومشعل الثقافة. مجلس الشيوخ يناقش مشروعي قانونين حول الصيدلة والإيجار. وفي النشرة تتابعون أيضا النشيد الوطني بين التمسك بالأصالة وركوب موجة التجديد. أهلا بكم إلى التفاصيل. التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم ببعثة حكومية أمريكية برئاسة داس ويليامز الوزيرة المنتدبة لدى كاتبة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية المكلفة بالشؤون الإفريقية رفقة دوس كلاريك مساعد نائب كاتب الدولة للشؤون الخارجية وشؤون الأمن الداخلي، ولاري أندري سفير الولايات المتحدة المعتمد لدى موريتانيا. وبعد اللقاء أدلى السفير الأمريكي بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه إن اللقاء كان مثمرا وبناء، مشيرا إلى أن البعثة الأمريكية جاءت إلى موريتانيا للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ثقافة السلم والاعتدال الذي تنظمه الحكومة الموريتانية غدا في نواكشوط لمحاربة التطرف بمشاركة عدد من دول العالم. اجتمع الوزير الأول الموريتاني يحيى والحدمين صباح اليوم الثلاثاء مع بعثة من الصندوق الدولي لمكافحة السيدا والسل والملاريا برئاسة ماري آغات بابتيس المكلفة بملف الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية. وتناول الاجتماع الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتطوير العلاقات بين موريتانيا والصندوق الدولي لمكافحة السيدا والسل بما يضمن القضاء على الأوبئة في موريتانيا. جرت المقابلة بحضور كل من محمد والجبريل مدير ديوان الوزير الأول بروفيسور عبد الله والسيدي علي مستشار الوزير الأول مكلفا بالأمانة التنفيذية الوطنية لمحاربة السيدا. ظل الفنان الموريتاني على مر السنين الإنارة التي تضيء درب الثقافة حتى تبوأ مكانة تأريخ التراث الموريتاني بعد أن أصبح حافظة الأدب ووعاء للتاريخ. الزميل متالي الصادق معه المزيد حول الموضوع. بإطلالة بهية وحضور متميز غردت الفنانة منى من دندني على مسرح التاريخي في مدينة قرطاج التونسية. كلمات موريتانية ولحن موريتاني وصوت أقل ما يقال عنه إنه رائع، صدح بجنبات الإبداع مبهرا كل من حضر. ما ينفع بيدو لو هم لا ينفع بيدو وشيتو كفيني وانا. جدران المسرح العتيق امتزجت مع عبق الأصالة في دندنات منى من دندني لأغنية الراحلة ديمي منت آبا عنوانها الوفاء والامتنان. كبيتو كبيتو كبيتو
ريت ما ريت ما ريت نعقب نطلب حق الإنسان فيه ونطلب حق الفيتو. ليبقى الفن الموريتاني شلال الثقافة والتراث الذي لا ينضب، ويبقى الفنان الموريتاني سفيرا فوق العادة والواجهة المزخرفة بحروف من ذهب للأمة الموريتانية. تالي الصادق، الوطنية. كفيتو كفيتو كفيتو. نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية اليوم في نواكشوط ورشة للمصادقة على الدليل التقني للرقابة الوبائية للمرض كمرجعية للعاملين في الحقل الصحي. وفي كلمة بالمناسبة أكد المستشار الإعلامي للوزارة أن الأمراض السارية من أكثر أسباب الوفيات في البلد، ويجب اتخاذ التدابير الضرورية للحد منها. بدوره أوضح ممثل منظمة الصحة العالمية في موريتانيا الدكتور جان بيير بابتيس أن هذا الدليل ينسجم مع التطورات الحاصلة في المجال الصحي، مجددا التزام منظمته بدعم الجهود الرامية إلى مكافحة الأمراض في موريتانيا. عقد مجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء جلسة علنية برئاسة الحاج عبدول باء نائب رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروعي قانونين، الأول منهما يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالصيدلة والذي صادقت عليه الجمعية الوطنية يوم أمس، بينما يتعلق الثاني بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الإيجار الموقعة بتاريخ 9 يونيو 2015 في مابوتو بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، والمخصصة لتمويل مشروع مجمع تجاري ومكتبي وقف في نواكشوط. ومثل الحكومة في هذا الاجتماع الدكتور زيد بيه والمحمد محمود وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. وكانت الجمعية الوطنية قد اجتمعت مساء أمس للمصادقة على قانون الصيدلة الجديد، والذي سيمكن المواطنين من شراء الأدوية الغير مزورة وبسعر معقول. عقدت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية اجتماعا تم فيه مداولة مشروع قانون يتضمن مكافحة الفساد، وستبدأ اللجنة فور انتهائها من الاجتماع بإعداد تقرير حول مشروع القانون قبل أن يتم عرضه في جلسة علنية لمناقشته. وكان وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيد أحمد ول الرايس قد قدم عرضا مفصلا حول مشروع القانون، مبرزا دوره في مكافحة ظاهرة الفساد. نشرتنا هذه متواصلة من قناة الوطنية، لكن بعد الفاصل.
أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم أعمال ورشة تخصيصية حول القوانين ذات الطبيعة الخاصة بنظام الجبائي منظمة من طرف الإدارة العامة للضرائب بالتعاون مع نادي القضاة الموريتانيين الأمين العام لوزارة المالية. وفي كلمة له أكد على أن هذه الورشة تأتي لتدارس بعض الإجراءات والمفاهيم القانونية وطرح إشكالاتها للنقاش ليسهل على الجميع فهمها. من جانبه وجه الأمين العام لنادي القضاة الشكر لوزارة المالية على تنظيمها لهذه الورشة، منوها في الوقت ذاته على أهميتها، حيث ستسمح بمناقشة المدونة المتعلقة بالنظام الضريبي بين القائمين على تطبيق القانون والمتصدرين للحسم في النزاعات الناشئة عن تلك التطبيقات. يعيش الشارع الموريتاني ومواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة على وقع المطالبة بتغيير النشيد الوطني وسط معارضة البعض لما يطالب به آخرون من تغيير كلماته من توجيهية إلى وطنية. عبد الله والبلال يستعرض لنا بعض آراء المهتمين بهذا الشأن في سياق التقرير التالي. لله ناصيا وأنكر المنافذ وقلنا الحق حق الذي أضاع من كذا إلى تضاع من كذا. هي كلمات كتبها العلامة بابا ولي الشيخ سيديا في القرن 19 ميلادي، تدعو إلى التوحيد والفداء الروحيين والدينيين في وجه الطرق والمراجع الصوفية. لحنها على آلة التيدينيت حسب الرواية الشائعة عند المجتمع الموريتاني الفنان الكبير سيداتي واللابة، واختارتها الحكومة الموريتانية عام 1960 إبان استقلالها عن الاستعمار الفرنسي أن تكون هي النشيد الوطني للبلاد، وأصبحت إرثا للدولة الموريتانية حسب البعض. لكن وفي الآونة الأخيرة أصبح البعض يطالب بتغييرها من الكلمات التوجيهية إلى كلمات وطنية تحث على حب الوطن وتمجيد الدولة. أنا أعتقد أن النشيد الوطني الحالي على أنه فعلا نشيد روحي وعلى أنه عنده ميزات دينية واضحة، ولكنه في ما يخص الأنشيد الوطنية ما ينطبق عليه اللي ينطبق للنشيد الوطني في العالم الآخر، الحماس والوطنية الطافحة والإشادة بالقيم الجمهورية. فكرة تغيير النشيد الوطني شوف على أنها لا تعود سلبية من ناحية، نظرا لأن عندنا ياسر من الناس فات عاد حافظوا من ذيك تغيير ذيك العقلية، والله محاولة على أنك تفهموا نشيد جديد ويدخل عليه معلومات جديدة. نشوف أنه ما بالضرورة في الوقت اللي احنا اللي ما عندنا شيء مشقرين عليه. في السنوات الأخيرة توسع الجدل بين المثقفين والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي في موريتانيا مطالبين بتغيير كلمات النشيد واستبدالها بأخرى تحث على حب الوطن والتمسك به والدفاع عن حوزته الترابية وثقافته التراثية والانتماء له حق الانتماء. لكن يبقى للبعض الآخر آراء تعارض ما يراه المطالبون بتغيير كلمات النشيد. أنا بعد نشوف عن النشيد الوطني عنه يمثل سيادة الدولة، وقطعا كلماته حتخرصهم وشافهم يعرف عنه بدايته تدل على تقريبا تمسك هذا المجتمع الإسلامي اللي قطعا انه يرمز له رمز اسلامي جدا. قضيه تغيير النشيد الوطني انا بعد من الناس اللي ماني مؤيدها ولاني مولي ضدها، اللي عاد فهم شيء زين من هذا النشيد ويقجعود فهم. من موريتانيا ما شاء الله الحمد لله مازالوا فيه المفكرين، مازالوا فيه الناس اللي تفكر تجيب النشيد يعود وطني حقيقي، لانه هو النشيد اصلا ملحنه رقاج واحد. هو النشيد ما تعود ملحنه رقاج واحد، تعود ملحن معنى الدوله، لانه هون الدوله ما فيه هون اي دوله اللي تجيها ما جبرت الشير والطفل الصغير والطفل الكبير كاملين يلحنوا من النشيد. وبين تجاذب التأييد للمطالبة بتغيير النشيد عند البعض والرفض أحيانا عند آخرين، تختلف آراء المهتمين بهذا الشأن إلى مطالب بالتغيير ورافض له، يتوسطهما ثالث لا يرى تغييره أولوية بالنسبة لموريتانيا في الوقت الراهن.
عبد الله والبلال، الوطنية، نواكشوط. تكتظ الأسواق الموريتانية بشتى أنواع الملابس، حيث دأب التجار على استجلاب كل ما هو جديد من الموضة نزولا عند ذائقة الزبائن، إلا أن هذه التجارة كغيرها من أخواتها لا تخلو من بعض المنغصات. يعقوب سيد عبد الله وتقرير عن الموضوع. لا تخطئ عين المتجول في الأسواق الموريتانية الموجة الحديثة التي ضربت مجالها، وذلك مواكبة للموضة وجديدها من ملابس ونعل وعطور، حيث يتم استيرادها من دول عدة بأسعار تنافسية في متناول الجميع. حركية هذه البضائع يقول بائعوها أنها في ازدهار دائم، وخصوصا في مواسم كالأعياد وافتتاح المدارس. نستوردها من ألمانيا، معناها من فرنسا يا أخوته، من إسبانيا والمغرب والصين. هو اللي استورد منه التاجر الموريتاني اللي يجيبون ياك قد يبيع، بيلي على ذاك الأساس لا بده يجيب شيء قد يربح فيه وقد يبيع. الموضة الأخرى ما فهمت ما أصلحنا. بالنسبة للمواسم، عندنا مواسم نبيعوا فيهم اللي هم مواسم الأعياد، وعندنا اللي فترة أخرى نبيعوا لباس الزمن كامل. البعض من التجار يرى في الارتفاع الكبير لفواتير الكهرباء مشكلة تلقي بظلالها على سعر البضاعة، طالبين من السلطات النظر لهم بعين الرأفة. هذه الموضة زينة، عندنا شميزات نبيعوا بنطلونات شباب وتراكاهم ونعلهم شباب، بضاعة جينا من المغرب ودكار، شو احنا ما نجيبوهم روسنا ويجيبوا من بعض عارين عندنا. الحمد لله بضاعة زينة، نوقوا الشباب مالتهم اللي يعيشون عليها توف بضاعة زينة عندنا حتى ان شاء الله. صعوبات نقولهم، لكن صعوبات الضوء لينا دائما فكاتير رجع لنا اكثر من ما نعيشوا الضوء يا سميش، صعوبات واللواسات هم اللي ما هو بسيطين. يبقى السباق محموم بين تاجر يحاول قدر الإمكان استجلاب آخر ما توصلت إليه الموضة، وزبون لا يرضى إلا بالأفضل مع مراعاة السعر. يعقوب سيد عبد الله، الوطنية.